ñun dañuy woote suñu bopp ñun ñooy xalifa yi yàlla koo nekk xalifaam rek tey sa papa du génnee àdduna nga nekk sa xalifa baay mooy ça veut dire que tu remplaces ton père nga remplacer sa papa nga doon ko si kër gi uuf njaboot gi li mu doon def courant ndox lépp nga koy def si njaboot gi loolay doon xalifa ñun yàlla wàccañu def ñu xalifaam si kaw suuf ñun ñëpp nag amul kenn ku si rambaaj kenn ku si génne naan man li tax yàlla def ma nit ku ñuul li tax yàlla def kii chinois nit ku xees kii ñun ñëpp barni doomu aadama nan benn xanaa dañuy xool sax maam aadama ak awa sax dañuy xool ñu topp histoire sax ay nit yu ñuul nañ science nit ku ñuul la ko créé lu bëri fii li ñuy wax téléphone yi ñuy toog di yuuxu frigo yooyu yëpp science si l'islam la jógee science si l'islam la jógee te nit ku ñuul dafa mus a nekk l'être le premier bu nekk ci kaw suuf présent doo ko xoolee sax ñun nu ñu mën a dundee ci nature sax amul beneen xeet bu ko mën dundee ci nature ñun mën nañ produire xeetu nit bu nekk ñun yàlla loolu ñun la ko jox te mën a dund tamit fu nekk bu ñu sous-estimer suñu wax fi ko Cheikh Anta Diop di waxee duñ lay làkk tubaab te duñu xamoon ni sax làkk olof sax moo gën a sàrram ndeyam gën a yàgg làkk français olof une langue si riche am ay grammaire ak lépp mais li may wax rek ki lay jàngal moo lay nax ki lay jàngal moo lay nax duñu delloo tuuti si ginnaaw benn paragraphe bu ndaw rek bi ma bëgg ñu dugg bi lébu yi sancee Ndakaaru fii pala nekk boulevard de la République ville bi ko lébu yi sancee parce que foofu français yi njëkk ñu fa dëkk foofu lébu Ndakaaru yi ñoo fa njëkkoon dëkk bi français yi ñëwee bugg nangu plateau ville dañoo créé feebaru pes saram ndayam feebaru pes saram ndayam di ko pikiir magu lébu yi pour ñu mun a génn Dakar pour ñu mun a génn Ndakaaru pour ñu tabax Dakar kon bu leen wax ni français yi wàcc nañ Casamance war ñu jëli xale yi nekk Chine feebar bi dugg na Sénégal yow français yi du ñu duggul Sénégal yow doo lekk doo naan français yi ñoo leen moom toujours des esclaves li may wax rek on est tous des esclaves moo tax chaque fois rek may réclamer l'indépendance du Sénégal chaque fois ma koy réclamer dafa jot buumu jaam bi dog dafa jot Sénégal moom boppam li ñëpp bokk nag ku si nekk dañ ciy indi sa wàll man foofu laa toll ñu dem ñit ñi nee neen bu ñu dem màggalu poroxaan ñi nee neen dañuy dem màggalu poroxaan ñu am gis nga ñun sénégalais yi yar boobu ñu waroon yaree pour ñu doon ay patriote ñun sénégalais yi ngëm boobu ñu waroon am foi boobu ñu waroon am vers la république foi boobu yëpp ak ngëm boobu yëpp ñun dañ ko jël gëmee ko ay tarixa man tey du sénégalais yi soxla le peuple sénégalais il a besoin ñu ne bu kenn rassemblé wu ndax si marché yi dañuy rassemblé wu tamit car rapide yi dañuy rassemblé wu taxi yi dañuy rassemblé wu classe yi dañuy rassemblé wu kon da ngay paniqué waa dëkk bi kenn dootul dund kenn te fii ñun on est en Europe match yi Champions League yi moo ne am ñëppaa ni génn moo tax affaire yi foog ñuy dutewu doo dutewoo rek da ngay raisonné dootoo nekk si état dootoo nekk doomu aadama boo xam ne bon man lii laa gëm rek fii laay téye rek fii laay taxaw rek mooy si rek def nii dee non nit du nekk si état nit destination la da ngay évoluer mooy li ngay raconteel comme ñu ne la lu yàlla di dogal destin loo xam ne destin la li nga war a dajeek moom mais si destin boobu yow foofu da ngay doon position yàlla yow yaay créer sa destin moo tax am na proverbe bu français yi di wax ci destin il faut faire ton destin sa destin yaa koy defar obstacle bu nekk rek sa nattu la fi la yàlla di wanee boppam mais loolu foog nga toll foo xam ne da ngay am xaybu mooy certitude li ngay am ba xam nga ku la laaj li ngay laaj nga mun ko tontu te xam foo koy teg dafa am solo sénégalais yi Serigne Touba la ñu yaakaar muy man ak keneen ndax kat li fi amoon gis nañ ko
li fi amoon gis nañ ko donte li may wax rek waliw day jur imam day jur bandi day jur saay-saay looloo fa am sëñ Tuubaa kenn mënu ko naataande si liggéeyam mënuñu ko jox sax benn dimension am na nag ñu koy dundee am na nag ñu koy dundal am na sax ñi siy tedd loolu yow mayam la ñu bañ a soxor baaxul li may wax mais dafa am li fi nekk mooy sénégalais yëpp bëgg ko maam Alaaji Maalik Limaamu Laay Baay Ñas ñun ñu jël man Papa Omar Dia ma ne ñii gëm ñii war ñu leen gëm dañoo war a gëm république ñooñu seen foi man tant que maa ngi koy laal di ko critiquer je serai leur pure ennemi parce que foi nekkul looy laal nekkul looy raisonner dafa yéeg si lépp ba nga xam ni li may wax day doon sa sidditu xol moo tax ma ne doo topp si nit topp benn méthode di tirer fii di tirer fële seuls les imbéciles ne changent pas di nga dem ba benn instant boo xam ne yow dellu si moo lay laaj nga xoolaat fi nga jóge ak fi nga jëm ak ni nga bëggee li ngay xeex xam ne yow kese mënoo ko xeex man mi rek toog fii taal sama réseaux sociaux ratatatatat foo ne maa yennu xeex bi du man maa koy xeex lu ñu war a xeex ñun ñëpp la nan lañ koy xeexee ñun ñëpp kii kat ci sëriñam la gëm Sëriñ Tuubaa la yaakaar kii Maodo la yaakaar kii Limaamu Laay la yaakaar donte ñooñu ñun ñëpp xam neen seen jamonoy sët lañ nekk Sëriñ Tuubaa wax na ko duñ demee ba ci sëtun ma si samay doom wala samay sët ñu jàpp sama xasaayit yi lu ñuy bind bàyyi la fi yonent bi kenn doon ko xalifa duñ ne xalifa Sëriñ Tuubaa xalifa Malick xalifa Baye Niass xalifa tu remplaces le mec comme ñun ñëpp rek ñu nekkee xalifa yàlla foofu laay dellu si Sëriñ Tuubaa xalifa yàlla la woon ki yow ci kaw suuf mu def li ko war defal ko boppam nag def lu ko kenn de daka defal boppam ci diggante ngir boroomam ak soppe moo tax mu dàq doom dàq yaay dàq jabar dàq lépp ñun tollooguñu si dimension boobu du ma déggee benn gars mu ne moom gëmul ni Sëriñ Tuubaa julli na si géej gi ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ma bind ko fenn ma ne ko Sëriñ Tuubaa bind ko fenn wax ma ne ko man dama gëm ni yonent bi riñaan na man dama ko gëm ma ne ko yow est-ce que gëm nga ni yonent bi riñaan na te yonent bi bi muy riñaan si temps la ko defee te temps boobu kenn mënu ko natt si diggante ñaari toq ndox mu riñaan xar juróom ñaari asamaan wàcc indi julli man ma gëm loolu Papa Omar loolu man fan laa ko teg gëm-gëm boobu ma am munum dafa raw samay raison dafa raw samay certitude ndax nekkul lu may laal wala lu may ñam wala lu may gis fan laa teg ngëm-ngëm boobu man Papa Omar Dia yeggaliwul wax ji ndax yàqin laa ko doon yóbbu dinañ fi nekk tarara rek mais ñun ñëpp xamante na kii et kii nañu dellu si ngëm-ngëmu sénégalais yi coow li bëri na tey ju sëñ bi waxoon tey sëriñ bi xalifa Tijaani tey du nekkoon ministre de la finance barki rasulaay dëkk bi développé mu nekk ministre de l'industrie dëkk bi développé mu nekk ministre rek propreté mu yeewu suba mu jël bale mu bale Touba Sénégal bi yëpp set ñooñu ñun dañoo soxla seen carte dañuy dem élection yàlla moo leen ko defal soxor baaxul sëñ Touba li ko yàlla may mooy bi fi tubaab si ñëwee dañoo rey ndey ceddo yëpp ñi fi nekk naan sama maam buur laat sama maam ay ceddo naag yooyu yëpp ceddo yëpp la rey tubaab si ñan ñoo ko boole dundul woon àdduna ndax la joor woo na ko ngir jox ko teraanga mu bañ kon buggul woon àdduna ñan ñoo ko boole suñuy maam wala sax seeni maam mu dem ngir Sénégal ngir der bu ñuul ngir l'islam ngir yàlla sax kese li desoon si njabootu ceddo yi bi leen tubaab bi rayee fan lañ daw làqatu si maam Cheikh Ibrahima Fall
ndax boobu ñooñu mënuñu woon jege sëñ bi ndax leer gi mu àndaloon ndax ki moomal yàlla boppam rek amul poos musul laal xaalis ku loolu du ne njabootu ceddu si yëpp daw si maam Cheikh Ibrahima Fall fala yaayu Cheikh Anta Diop maam Cheikh Ibrahima Fall denc ka fa moo tax ma ne leen science dafa jóge si l'islam Cheikh Anta Diop sëñ Touba dafa yen dafa fekk si tool yi muy xàndali yaayam mu am 12 ans xaw ma 9 ans du ma bañee juum mu yëkkati matt yi pour yenu sëñ Touba dajeeg sëñ Touba si àll bi sëñ Touba yen ko bi tubaab bi ñëwee na ko maam Cheikh Ibrahima Fall foog nga jox ñu ab ndongo pour mu dem jàngi mu ne ko naa leen jox Cheikh Anta Diop ñëwal Cheikh Anta Diop ñëw mu ne ko demal nga jàngal ñi maam Cheikh Ibrahima Fall loolu la ko wax demal nga jàngal ñi tubaab bi ne ko non seenu mu ne ko demal nga jàngal ñi ñun Sénégalais yi musuñu doon ay yaafuus musuñu doon ay hypocrite musuñu doon ay baadoola li xeetu feebar coronavirus la bu génn ci jeunesse bu bees bi ñun dañoo am savoir faire ñun dooy xool sabar amul benn xeet ci àdduna bi bu ko créé lu dul Sénégal suñuy lawbee ñoo koy yett dañoo yàgg doon ay liggéeykat ñun dañoo yàgg doon ay liggéeykat doo xoolee ay riiti yooyu doo ko gis fenn tubaab si ils ont fait que modifier mooy li ñuy jël di modifier parce que ñoom sax dañuy doon sax suñuy xalifa ndax ñun dañuy defar li ñu defaroon yëpp suñuy maam yow tàggat ko suñuy cin suñuy indi suñuy lépp ñu koy defar si suñuy bant suñuy feer ndax kat la nga koy defaree kat si suñu dëkk la nekkoon kon on a participé l'Afrique est le berceau de l'humanité science boo gis musulman moo ko moom science boo gis musulman moo ko moom ndax riñaanu yonent bi rek si science nga koy teg mais danga si am certitude tey gëm dafay raw sa ngëm-ngëm bon sénégalais yi moom sëñ Touba du woote woon tey xalif bi le franc CFA bii ñu war a changer mu taxaw ne sénégalais yëpp lii na dagg ñun sénégalais yëpp ñu dindi loolu moom la ko yàlla mayu ko la république mayu ko Macky Sall mayu ko kenn ay Macky Sall day def lii Papa Omar Macky Sall doomaraam ji nga xam ne du si lenn nag man dama def ba xam ne lii nii dal Macky Sall du si lenn ndax continuité rek la Macky Sall xalifa Ablaye Wade la comme Senghor nu mu fi nekkoon xalifa dugal Abdou Diouf nekk xalifa Senghor Ablaye Wade nekk xalifa Abdou Diouf Macky Sall xalifa Ablaye Wade rek la tant que dindiwuñu lii li Cheikh Anta Diop di wax constitution bi faxas ndayam lépp puus indi ñun li fi Cheikh bind bàyyi Mamadou Dia bind bàyyi ak ñeneen ak àdduna fi mu toll ndax li may wax rek changement moom ku ko bañ rek doo am fidélité ndax si fidélité si temps la changement di amee ñu changer nday dëkk bi benn génération moom il faut ñu sacrifier ko foog ñu sacrifier benn génération ngir Sénégal defarwaat mooy éducation bi may yuuxu ba sama baat bi dee l'éducation du Sénégal là loolu mooy pur combat bi xanaa gars yi ma bañ a guddal dinaa ñëw nag si ñoom gars yu hypocrite yooyu waa ñoo lànk yëg ngeen fi booy ñoom Y'en a marre ñëw nañ fi signé ay contrat fii France coow li kenn waxu si parce que lépp rek loo gis rek li may wax conflit d'intérêt kenn waxu si jël nañ Guy Marius Sagna génn na ñëppaani wax li ko génne ak na mu def ba génn ak lépp loolu yëpp di leen si def ay gëstu ndax ñu waxtaan ndax amaguñ ci yàqin li may wax coronavirus ñëw na nee nañ duñu rassemblé wu booy soxlawuñu ngeen ñu def ndayam ay podium ñun xam nañ lépp konte léegi da ngeen bugg setal seen bopp yéen waa ñoo lànk waaye ñoo na maar dañuy dem ambassade de France ak siège ONU bu nekk Sénégal siège ONU bu nekk Sénégal ak ambassade de France dem leen foofu ngeen manifester foofu man ma xam ne amu leen conflit d'intérêt ci combat bi Sénégal moo tax ngeen ñu xeex ndax dañoo toll foo xam ne li fi amoon pendant 1 an
ñun ñëpp ñu topp ci di tirer mel ni ay mikke nag tardé woo lu yëngu rek ñu jam pëf di raté suñu cible combat bi da ngay am sa cible nag il faut nga pointer ko il faut nga viser ko mooy li leen indi lekk Aïda Diallo fële góor jigéen yi fële lii fële ku si nekk téye si ratatatatat jaxase carte gi changé nit ñi nos ressources minières l'indépendance du Sénégal nañu Macky Sall woon kayit bi ndegam ñun am nañ indépendance ndegam français yi libéral ñu ndax dem naa si ba samay recherche sax même Cap-Vert île du Cap-Vert sax français yi da leen bëggoon jox sax indépendance le Sénégal est divisé ñun Sénégalais yi ñun moomaguñu ndey Sénégal moom moomagul ndey boppam lii nag saram nday tàppat lëfal nday yàmbar lay indi kii loolu lay indi def lu ñu bett marché nga ak waa Charlie Hebdo ba noppi titlu bi lay maane tap si kaw la ci kaw moo tap waral coow la lu butu bi xaw la jottali kàddu gi bëgg sa réew la yaayaalu xew la ki aadama wuutu tey da yow la may tul mu saw la saay bëlee ci kaw la ku boot bukki olof nee na xaj ci mbaw la fi raw na deena nga bëgg ko doon xam nga jëw la bëri fi blème patrimoine bi gën a di dem wante réew mi France mi tax desetuñu mais ñoo la ngemb te ñoo la nga laab loos bu kawe bi tere la laab bu la leneen di cool na amatul négocier te la la raak xibaar bi jënd ngeen ko waaye réew mi moomu leen ko yàllaay latif borom kulli bal yi xamu leen ko dictature nga bëgg a indi ko àndul ak yow rek nga jàpp tëj ñu bañ ba xala bu 5 septembre jàppal tëj jàpp julli ñaari rakk bu mu ñaan gi dem bamba ca Ndar bu ñuy dekkil badar bu mu la yéem tepp xam nañ ni danga reppa ndaw ca ba ngay ami tànk moo di nga yemale ñëpp li taxoon ñun ñu teggi laay tey da yaa ngay joggi waay yow ak ñi nga àndal sëgg di lekk meleen ñu jàmm waay ñi nga boot ñëpp a duuf leex sa wet sàcc duuf a jeex waxal ak askan wi moo gën soppi duuf sa xeex taxit jur na een meen sabante bi feeñ meen doonu téeméer jënduma sa carte fukki téeméer ko transhumé penn wow arrogance su abdu wow procureur dooma wow réew mi yëpp a wow tap si kaw la ci kaw moo tap waral coow la lu biti bi xaw la jottali kàddu gi bëgg sa réew la yaayaalu xew la ki aadama wuutu tey da yow la may tul mu saw la saay bëlee ci kaw la ku boot bukki olof nee na xaj ci mbaw la fi raw na deena nga bëgg ko doon xam nga jëw la bëri fi blème patrimoine bi gën a di dem wante réew mi France mi tax desetuñu mais bañkat ñëpp dee nañ da ngay xeexal askan wu lëm lekk ci ay tolof tolof ñëpp def pat jot nañu xam ne pouvoir dëgg askan wi la bu dee acte bu ñaaw rek amul lu gën a rëy sa président ci Charles Hebdo donc suñu kawe ñoo ko moom sa politique bu ñu àndal ak moom am nañu droit ba ñu ànd ak moom donc la jiite la yéen la ñuy xaar ci doole kon na ko suñu bopp ak bu xeex pour yéen ñaan ñu daal gars yi gis nga de parce que nee naa léeg-léeg sax la répétition est pédagogique foog ñuy répéter léeg-léeg foog ñuy dellusiwaat si suñu nekkin ñun sénégalais yi ñu xool suñuy jikko parce que ñun sénégalais yi nekkuñu xeet boo xam ne dañuy dutewu ñun dañuy dégg tëll rek ne damm la mooy li ñuy gis du ko gëm li ñuy dégg da nga koy gëm damay gis dara du ma ko gëm du ma déggee ma gëm mooy ñun sénégalais yi duñu dutewu te dute li damay waxee rek doomu aadama dafa war a di dutewu rek boobu da ngay jógee ci question nit du état doo nekk état bloqué wu fenn rek mel ni këx boobu nit destination la t'as un chemin à faire yàlla dafa def sax may la pouvoir ngay créer te tamit yàlla yow rek la may nga mën a taxaw nga weddi ndax malaaka yi duñu weddi malaaka yi jaamu yàlla rek la ñuy def mala yi duñu weddi mais ñun doomu aadama yàlla sax daf ñuy may ñu weddi ko ndax ñu raisonné ndax ñu mën a douter
loo dutee rek di nga jógee ci li may wax rek ci état nga dem ci destination te loolu la ñu soxla parce que destination lañu jëm c'est l'avenir de nos enfants c'est l'avenir de la jeunesse sénégalaise kon te moom la ñuy xeex nekkul njëriñ ñu boo xam ne ñun ñoo koy fekkee njëriñu suñuy sët la ak suñuy doom comme ni ma koy waxee rek ku yàqamti combat bi da ngay def jooni amu fi combat bi lu metti la parce que li may wax rek dee bi ngeen ñu ragal dee parce que ay yambar nan yambar dee bi may wax tant que ñun jeunesse bi mënaguñu verser suñu deret ngir la patrie ngir rek Sénégal foofu xeexaguñu ndax ñii dañoo jël ay armes tiim ñu di ñu rey façon bu nekk man chaque fois je le réclame Macky Sall est en train de tuer la population sénégalaise rey lépp si lépp affaire ndox mi dégg naa sax sama gars yi xaw si wax ay ndox mi jël ndoxu pour bi di kat loolu yàgg na d'ici 30 ans ni ñuy xëcceewee or gaz pétrole zircon noonu la ñuy xëcceewee ndox d'ici 30 ans manque de ndox day am ndayam si àdduna bi ñun prévoir ko ñun suñuy futuru sët yooyu moo tax ma ne nañuy gëstu si yàlla dala jox xel ngay defi ay recherche di xool ndax li may wax rek suñu xel bi lu mat 0,5% utiliser gun ko décision yu Nations Unies di jël ay UMOA yëpp décision yooyu arrangé wul pauvres yi arrangé wul sax